mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV ña fukki simili juróom moo tegu ci midi bismilla leen ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës a njeexintal gi ginnaaw guerre wi dox diggante Ukraine ak Russie tàmbale am kon yëg-yëg fii ci Sénégal ndax nag AIBD di aéroport international Blaise Diagne lii di kérosène di gasoil wala boog ndox wi nga xam ne li nga xamante ni moom mooy roplaan yi di sol ngir mën a dem ak dikk ci jaww ji kon day faral di manqué te niki ëllëg ba di fukki fan ak juróom day daal di manqué bu nu sukkandikoo ci ñi nga xam ne kon ñoom ñooy kilifa yi waaye nag ñoom ne jël nañu matuwaay yëpp ngir rek li fi des kon ci réserve jagleel ko armée bu Sénégal ak kërub dem beeg dikk bi ci jaww ji ci Sénégal jamono jooju nag Air Sénégal di dal xel yi rawatina kon ay clientam nekkoon lépp lu di matuwaay jël na ko ngir dem beeg dikk bi gën a yemb waaye ñàkkul ay yokkute am ci njëgu bi dina ci dikk mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. weeru koor wi ak liggéey yu métti yi ñu koy fësal ci Sénégal rawatina kon métier maçon nekk métier boo xam ne ay ndaw yu bëri ñu ngi ci daal di yëngu di ci mën a daan seen bopp ngir am lu ñu yóbbu seen kër waaye rek waxtu wi ñoom ak weeru koor wi liggéey bi tar na lool métti lool ba tax na sax liggéey bi kon dañu ko daal di gàttal tënk ko ngir ñu mën a teel ñibbi bu ko defee ñu mën a ndogoo seen po njaboot dana ci àndi ki leeral ci jàttalu xabaar yi ak reportage bu Amee Diouf yëglekaay mooy laf laajtu xabaaru njolo si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtub xabaar yi ne siis bu ca la àndee ñun ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru jëloor suñu door ko nu ñu ko junjee ci ndorteel ak ñàkkum essence wala boog gasoil maanaam daal ci ko gàttal ndox nga xam ne moom la roppalaan yi di sol ngir mën a dem ko dikk ci jaww ji loolee nag day faral di manqué ginnaaw nag njeexintal gi moom mooy guerre wi jolli diggante Ukraine ak Russie Sénégal tàmbali ko yëg kon ci wàllu woowee lu toll ni fukki fan ak juróom boo xam ne li nga xam ne kon moom mooy ndox moomee di kérosène kon day manqué bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi waaye nag ñoom ne am na ab réserve boo xamante ni kon jot na fi amee te nag loolee mën na tax ba dem ba dikk bi ci jaww ji mën a yemb ci lamb bi ak li nga xam ne li ñuy dippee compagnie nationale yi Pape Xaaliña moom mooy kàddu gi ci AIBD ñu tellu ko ci jokkoom ak mi ngi Maram Ndiaye. xam nga guerre bi am ci fële au plan international dafa di crise boo xamante ne bi dafa affecté le secteur du pétrole ba nga xam ne léegi coûts yi dañoo yokk denrée bi mu commencé rare du coup nag difficulté yu bëri am nañ ko sax pour transporter le kérosène là indi ko suñu dëkk yi nga xam ne ñun duñu producteur dafa particulièrement les pays africains alors loolu ba mu amee nag ñoom ñu ne xaaral ñu déema teel a alerté wax leen ne kat ñun xayma nañu suñu stock bi ñu am ñoom waa SM4 ci démb xaw ma lañ waaw démb ci suba gi ñu ngi ko évaluer à 2800 mètres cubes muy réserve boo xam ne fu ñu toll nii jamono ñuy wax ñoom moom la ñu am ñu xam ne léegi suñu amul stock maanaam ci fan yii di ñëw bu ñu amul encore avitaillement beneen bu bees dina jafe par exemple ñu satisfaire compagnie yëpp rawatina compagnie internationale yi nga xam ne dañuy ñëw AIBD parce que AIBD kat lañ ko fàtte vocation mooy nekk hub aérien maanaam sel ba yoon boo xam ne compagnie yëpp dañ fiy ñëw jaar fi indi fi ay passagers jëlee fi ay passagers yóbbu leen feneen ci lañ ne nag donc nañu saisir autorité yi ba ñu saisiree rek ñun tamit ñu xam ne situation bi kat waruñ ci toog ni xaw na doy waar xaw na grave tuuti ñu nit ñu waxtaan ci ak suñu tutelle dinañ ci waxtaan aussi ak njiiti réew mi parce que tamit question de souveraineté la pour ñu jéem a trouver une solution durable solution d'urgence pour que effectivement trafic bi bañ a mën a taxaw lenn li am na maanaam fu ñu toll ni trafic taxawul avion yaa ngi dem li am mooy avion yi nga xam ne ci bitim réew la ñu jógee compagnie internationale yi ñooñu dañ leen rek wax leen nañu jël seen matuwaay ba ñuy ñëw nañu sóoraale le maximum de kérosène bi nga xam ne dinañ mën a assurer en toute sécurité seen retour waaye nag compagnie locale yi fi nekk mooy Air Sénégal Transdev ak rawatina suñu armée bi ñoom nag maanaam ñoom la ñu bëgg en priorité jagleel leen stock yi nga xamante ne bi xëy na ñoom ñoo fi nekk bu amee rareté ressource rek dafay am njeexital ci prix bi te bu amee njeexital ci prix bi compagnie yi seen bopp aussi pour ñu mën a supporter yenn charge yi dinañ bëgg teg dara seen ci kii maanaam ci biir avion
ay kàddug Kaliña wax na ko ndax lu jëm ci njëgu bi boo sàggane kon yokkute mën nañ ko ci nemmeeku ginnaaw gi nag njëg yi nga xam ne kon day jëm ci pétrole bi yokk ba jéggi doy waaye nag bu weesoo li nga xam ne kon mooy njeexintal wi guerre bi am diggante Ukraine ak Russie Sénégal dafa yore ñi nga xam ne kon ñoom ñooy fournisseurs yi ñuy joxe kon kérosène bi lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti milliards sunu koppar ginnaaw sunu gëstu loolu lépp nag nekk mbir moo xamante ni nag jot nañ ci daal di taxaw jot nañ ci jokkoo également ak ki nga xam ne moom mooy jëriñ gu ñuy dénk wàllu pétrole waaye daal ba léegi des na ci indi leeral ginnaaw loolee lépp nga xamante ni ko moo amee ci waxtaan wi ak tamit li amee ci ñàkkum kérosène bi ci Sénégal koppar yi lépp nu mu demee leeral li ak mi ngi Maram Ndiaye. coowal ñàkk carburant fi si biir Sénégal bi nga xam ne rek jamono jile moom moo lëmbee réew mi doon na loo xam ni lu ko indi bëri na ba si njëkk moom mooy guerre bi nga xam ne rek jamono ji moom moo lëmbee àdduna wërngël képp si diggante Russie ak ki nga xam ne rek moom moo di Ukraine lu nu mel am ay njeexital yu bëree bëri dem na sax ba ñi nga xam ni ñoom ñoo koy fareel jënd ji indiwaat ko fii si biir Sénégal banque seeni loxo ndaxte mbir mi dafa tàmbalee metti lool si ñoom ndaxte njëg yi yokku na te itam suñ ñëwee fii si biir Sénégal daanaka lu nu mel dafa tàmbalee jur ay njeexital mu doon ay mbir yoo xam ne luñ ci ñàkk si ay milliards bëri na bokk na itam nguurug Sénégal yoral leen lu toll si ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent te ba tey jile xamuñu dinañ leen ko fayam déet mu doon loo xam ni amatuñ si benn garantie looloo waral ñoom ñooñu leen nga xam ni ñoom ñooy yëngat si wàllu bi jamono jile ñu si bëri si ñoom daal di banque seeni yoxo ña sa des daanaka li ñuy indi bëreetul te itam kenn si ñoom bëggatul jël risque feeg rek nguuru Sénégal taxawu si indi saafara si seen jafe-jafe yi nga xam ne rek dañu koy indi jafe-jafe yooyu nag lu koy indi tamit mooy saar bi nga xam ni itam moom moo doon jàppale nguurug Sénégal si boobu la domaine daanaka ay bësa ngi ñu tëj seen bërëb ba ngir rek def ab arrêt technique boo xam ne rek ñeenti weer la waroon doon ñoom sax ba ñuy tëj seen mbir moomi le ngir rek indi ay coppite seen liggéey yooyu le waxoon nañu dinañ jël matuwaay yépp ngir rek gàllankoor bañ see am waaye Petrosen bi nga xam ni moom moo ko waroon def daanaka li muy indi ak li nga xam ni moom la askan wi soxla dëgg doon na li nga xam ne rek méngaloowul loola waral jafe-jafe yi di gën di bëri te ginnaaw kérosène bi nga xam ni manqué na fële sa aéroport bi gasoil tamit doon na loo xam ne rek fan yi ñu jëm dana gën a metti si ñi nga xam ne rek ñoom ñoo koy jëfandikoo naam nag ñu ñuy xibaar ni Petrosen ak Total ay bés yi di ñëw dinañ am gasoil boo xam ne rek dinañ ko indi waaye loolu du doy benn yoon ngir rek saafara yi la jafe-jafe waaye nag ñu ñuy xibaar ni essence bi quantité bi bëri na fii si biir Sénégal. mi ngi Maram Ndiaye jërëjëf lu jëm nag ci wàllu woowe jëm nañu jokko ak jawriñ gu ñu dénk wàllu pétrole ci gouvernement bu Macky Sall waaye nag antul kon ubbi nañ ko suñu buntu saawu bëgg indi leeral ak tamit xamal xabaar yu leer naññ ci lu jëm ci coow loolee nga xam ne kon moo amee ci Sénégal jëm ci ñàkkum kérosène bi leneen ci wàllu xabaar Sénégal nag moom ginnaaw luy lépp kon moom ma ngay dalal xelu askan wi rawatina kon ñi nga xam ne ñooy way jëfandiku yi di ay clientam moom nag nee na kon lu loolu donte nag ñàkkum kérosène ci la ñu jëm terewul dem bi dikk bi day wëy ci kërub liggéeykaay boobee di Sénégal ab bataaxal la ñu daal di xamle yónnee ko rédaction groupe Média Invest lu bëri nag ci télévision wala bokk ci këru liggéeykaay taskatu xabaar yi ñu koy nemmeeku ay chroniqueurs yoo xam ne dañuy teew ci plateau télévision yi léeg-léeg kaddu yu ñagas wala kaddu yu tegginewul di jib ci ñoom jox nañu kaddu gi askanu Sénégal seen bopp ñenn ci ñoom nag jàpp nañu ni li war kon moom mooy raxas waaye tamit segg taskatu xabaar yi ba koo xam ne bokkuloo ci ñu génnele ci loolu mooy seen gis-gis reportage bi Mamadou Dian. ay laaj mel ni kuy jàmmaarloog gan gi. wala sax mu nekk laaj yu amul bopp amul genn ñenn ñi ne chroniqueurs yi wutuñ ci dara lu dul buzz mu di comportement boo xam ne métti na lool ñenn ci téléspectateurs yi ñoom sax ñu ne xol bu métti lañu amee bu ñuy gis ñenn ñi di doxalee ni mel. D'abord il faut que mu nekk une formation quoi ñoo xam ne ñii ay journalistes lañu ñu def la part des choses entre ceux qui sont journalistes ceux qui sont nu tuuti chroniqueurs. donc ku si nekk aussi tamit da nga am benn éthique booy doxee donc je pense que invité nit ñëpp di ko seetaan am na ay njaboot am na ay xarit am na ay kii nga dem ba bëgg ko posé boo xam ne il est gêné xam loolu baaxul quoi. loolu dëgg rafetul dafa ñaaw même bu gan ñëwee sa kër war nga ko may kër ba mu mot sëkk rawatina nag télé li nga xam ne bon àdduna yëpp moom la ñuy seetaan te li ñuy wax chroniqueurs yi. bon loolu wax dëgg yàlla kuréel bu ëmb presse bi
ñoo ci war a jël ay dogal. ci plateau télévision yu fasantikoo chroniqueur yi dem ba jël palaasu taskatu xabaar yi laaj ak tontu wala sax ay règle d'éthique ak déontologie anam wi ñuy doxale di wane ne xamuñu ci lu bari yenn téléspectateurs yi yomb ci ñoom lool ñu ràññee seen manque de professionnalisme téléspectateurs yi ne lii patron de presse yi am nañu ci responsabilité bu mag. ku nekk léegi il a la connexion mën na dem donc def la même chose que un journaliste mais ce qui manque mooy le côté professionnalisme ba pare dootuñu mën a ràññee ñi nga xam ne nii actuellement nii moi j'ai un problème xamatuma kan mooy journaliste xamatuma kan mooy chroniqueur xamatuma kan mooy animateur. ay chroniqueurs yi nga xam ne ay chroniqueurs partisans la dafa mel ni comme ay nit ñoo leen yebal ñu ñëw toog yaa ngi dégg di waas nit kilifa yi di leen xaste wala kii demee noonu ñooñu dëgg-dëgg gisuma ñu mën a doon chroniqueur ñooñu dañ war a génne ci télé bi. ñuy wootam taskatu xabaar yi ñu gën a ñàkk seen métier wi ñu fexe sepp ci métier bi képp ku ci bokkul. corporation la il faut que corporation boobu ñoom ñu organiser waat ñu ne ñii ñoo nekk ci presse donc bu ñu xamee ñi nga xam ne ñoo nekk ci presse bi dañu xam ne nii nag beneen métier la ñu nekk donc ñu xam ne boobu métier la ñu nekkuñu presse. métier bu ci nekk yow yaa ciy jéem a yaa koy fullaal yaa koy faydal journaliste yi ci seen jëmmi bopp ñuy wax journaliste yi def école de formation ba génn nekk journaliste ñooñu ñoom ñoo war a jël seen disposition. ci ab émission télévisée samedi ki fi nekkoon jëwriñ ju njëkk Souleymane Ndéné Ndiaye jàppante ci ay kàddu ak benn chroniqueur lii di toftaluwaat ci yeneen yi ñu fi nemmeeku yenn saay muy tàng lool diggante invité bi ak chroniqueur bi ñoom téléspectateurs yi ñuy woo kuréelu taskatu xabaar yi ci ñu gën a jooyanti seen métier wi. yoon ak yoonal lu mënta ñàkk la ci métium tasum xabaar benn Makhtar Diop moo ko daan xamle moom nag taskatu xabaar la ba noppi doon bindkat moom nag jàpp ne daal foofu ñu xoolaat mbir yi ni muy doxee ndax jàpp ne loolu rek mu mën a tax ba lu bëri ñu koy nemmeeku ci ay njumte ak i ndiggante ñu mën a ñàkk ci métium tasum xabaar ñu teewli kàddoom benn Makhtar Diop ci jokkoom ak Mamadou Dia. man xaw ma ci ban base la ñuy jëlee benn nit ni ko yow chroniqueur nga bu njëkk journal bi dafay def am yenn expérience 10 ans 15 ans ñu ne ah kii kat léegi éditorialiste la guest éditeur la commentateur la chroniqueur la mais yow koo xam ni que ni parce que yaa ngi wax ci réseaux sociaux yi wala nga benn livre invité la ñaari ñett yoon gis ni que ni mën nga wax ñun la léegi yow chroniqueur nga ñu ñëw ñu tegal la kilifa boo xam ni que ni dafa am une responsabilité nationale am na leen luñ ko dénk yow à partir d'une question bi nga ko posé mën nga yàq carrière mën nga yàq àddunaam loolu itam je trouve que ni du lu jàpp ñun ñoo bàyyi li nga xam ni que ni moom mooy suñu métier ci loxo ñeneen ñoo xam ne que ni tey xamuñ sax nan la ñuy aborder ki nga xam ne moom mooy invité bu nit ki ñëwee war ngeen am benn protocole d'interview war ngeen wax ni lii ak lii laa lay laaj mais mënuloo toog ci plateau parce que yow nee nañu que ni kat dañ lay dagg dugal toog dugal ci réseaux sociaux yi rek question bi ngay posé day nekk question boo xam ne que nit ki doo ko ormal tey plateau yi ñi koy di téye ñi si ëpp duñu ay journaliste mënoo jël oustaz journaliste leneen ak leneen nga boole leen mais ko fu mu mën teere balaay weer bi di dee faaw mu am dina am dérive boo xam ne dina si am donc nañu delluwaat ci dàtt ba. mbas mi ak tolluwaayam ci Sénégal la ñuy waxtaanee ginnaaw bataaxal bu ministère de la santé ak action sociale benn nit moo am yees soppi Covid 19 benn nit wér ci benn mu nekk ci sowtaas amul kenn ku ñàkk ba kenam ci mbas mi niki démb li ñu ci faatu bi mbas mi duggee Sénégal tey jii toll na ci junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom waxtu yi kon ñaar fukki nit ñoo nekk ci traitement benn million ci doomu aadama ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoom ñoo jot a ñàkku ci mbasum Covid 19 bi. gendarmerie bu Sénégal di gën a baral ay jéegoom jëm ci kaaraange askan wi lu toll nekk ci juróom-ñetti téeméer ak lu ëpp ak lu teg la teg loxo kon ci lu jëm ci ay xeetu yamba chanvre indien ñu ko doon luñ ko dippee loolu rek ñu ngi ko tegee yoxu diggante Thiès ak Ndakaaru loolu nag nekk mbir moo xamante ne kon mbir mu am solo la waaye tamit jot nañu teg loxo ay woto ak tamit yeneen jumtukaay yoo xamante ne ñooñu la Samba Boy yoroon bu sukkandikoo ci lieutenant colonel Abou Ndiaye ñu tawli kàddoom Abou Meng. gendarmerie mu ngi koy liggéey xeexum trafic de drogue niveau nag ci ndigal suñuy kilifa muy au commandant de la gendarmerie légion de gendarmerie ouest def nañu ay patrouille ci week-end bi ñu génne week-endu Pâques patrouille yooyu may nañu ñu jàpp quantité drogue bu xaw a takku bi ci jëkk
mooy ci guddi 16 au 17 avril brigade Hann jàpp nañu lu toll ak 493 kilos ci lendemain bi mooy guddi 17 ak au 18 brigade zone franche jàpp nañu à Mbao lu toll 157 kilos donc boo boolee loolu yëpp mooy 650 kilogrammes yamba boo xam ne jàpp nañ ko ci benn week-end donc leneen li nga xam ne jàpp nañ ko toujours ci opération yi mooy ñaari oto ñaari tricycle benn gaal ak moteur bi koy dawal am na aussi juróom-benn nit yoo xam ne teg nañ leen loxo damay profité rek ci occasion bi pour di lancer un appel aux populations pour que ñuy gën a collaborer avec les forces de sécurité. parti réew mi bu banlieue bu Ndakaaru ñoom nag def na yëpp ndaje waxtaan wu yaatu ngir xool na la ñu def ngir dem ci élection législative yi fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 ñoom tamit ñoo ngi ca parrainage yi ngir rek gën a dooleel coalition Benno Bokk Yaakaar kenn ci ndaw yi nga xam ne kon ñoo fa nekk di Abdou Salam Mbaye moom mooy coordonnateur parti réew mi ci Djiddah Thiaroye Kaw ay kàddoom ci micro bu daan Ndiaye. ndigal la ñun dañoo bokk ci parti réew mi te suñu kilifa dafa nañu ci Benno Bokk Yaakaar majorité présidentielle la ñu bokk képp ku ci bokk nag sas nañu la nga dem liggéeyal kilifa yi liggéeyal nag moo ñu dem wuti collecté boo collecté nombre bi ñu la sas wala nga ëppal ko xamal ni boobu mission bu noble la comme nag ñun suñuy kilifa ñoom ñoo ñu sant ñu dem def parrainage il faut que buñ ko des gannaaw coalition Benno Bokk Yaakaar ñun jébbal nañu leen Abdou Salam Mbaye coordinateur parti réew mi jébbal nañu leen 1,000 parrain ñu jox leen ko tey ji mu doon suñu premier G defe naa te ñu ngi góorgóorlu pour que semaine bu jot ñu def lu ñu toll wala lu ko buntu la bu am solo parce que tey jii nii bu fekkee dañoo nekk ci terrain bi nag di ko liggéey am ñu nga xam ne dañoo yaakaar topp suñu gannaaw dëgg defe naa ni buntu la pour dugg assemblée nationale waaye nag dañ ci am yéene rek ak yàqin parce que yaakaar nañ ni muy assemblée nationale wala yeneen yu dul assemblée yëpp képp koo xam ne ni tey jii ni taxawaay bi ñu taxaw nga taxaw da ngay yaakaar ne boo fa nekkee rek jàppale sa askan wala liggéeyal sa askan. bennoo boobu noonu munoo yow nga am sa njiit muy le président Idrissa moom mu nekk ci bennoo yow nga ne boo ko bennoo munul nekk ñun bennoo la ñu nekk waaye personne Abdou Salam dafa am ñu muy déranger ci bennoo. ba tey ci wàllu politique ak ndaw soxna yi jigéen yi nga xam ne kon ñoo bokk ci APR ñoom tam amal nañu ndaje waxtaan wu yaatu jëm ci élection législative yi ñun jot nañu jébbal ab pàcc wu njëkk ci la ñu jot a dajale ci signature jëm ci élection yooyu la jébbal nañu ko Ismaïla Madior Fall moom nag jot na leen ñaax ngir ñu doon benn ngir nag ñu àndandoo mën a am wala boog wuti ndam li ci élection législative yi ñu dégmal Aïcha Niang la wuyoo ñu tawli kàddoom ci micro Babacar Seck. waaw collecté nañu wante lii dama bëgg a wax ni rek njëlbeen la première partie bi moom lañ ko jox pour wan ko ni ñun ñu ngi liggéeyal président Macky Sall ñu ngi ci ginnaawam te it moo ñu ñor moom lañ bëgg donc jox nañ ko ki nga xamante ni mooy le président yónni ci département bi muy monsieur Ismaïla Madior Fall remettre nañ ko li nga xam ne moom lañ jot a collecté en attendant ñu xaaraat beneen partie bi ndaxte nag ay jigéen ñu ngi ci département bi bëgg yor ay poste de responsabilité nekk fii sonn torop te nag li ñu bëgguñu ko rek ngir suñu bopp waaye dañ ko bëgg ngir delloo ko askan wi waaye tey ci suñu waxtaan génnee nañu fii li nga xamante ni mooy bourse yi nga xam ne dañ koy may ndaw ñi muy 20 personnes yi nga xamante ni dañu jox ñu dem jàngi gratuitement loolu tamit bu weesoo def nañu tamit ñi nga xamante ni fukki ndaw ak juróom jox leen ay permis de conduire ngir nga xamante ni dinañ bokk ci ñii di fay ngir daan seen doole ci loolu it lijjanti nañ benn financement boo xamante ni 20 millions la dinañ ko jël teg ko ci loxo jigéen ñi ci loxo ndaw ñi ngir lan ñu mën a suqali ko ndax xam nañ ni nag jigéen moo nekk ci kanam te jigéen mooy kër jigéen mooy société donc ñun ñëpp takk nañ ngir gunge président de la république ci élection législative yi mu am ndam ngir Sénégal jëm kanam. juróom-ñaar fukk ak juróom-benn yoon di ndaje doxoon kon diggante Serigne Saliou Mbacké ak Cheikh Béthio Thioune màggal nañ ko ci Médinatoul Salam taalibe yi nag bàyyi ko fu ne dikk foofee ñoom nag jébbal nañuy àddi la toll ci téeméer ak ñaar fukk juróom millions soxna Aïda Saliou jox nañ ko jébbal tamit ay camion frigo loolu lépp ngi amee ci teewaay Moutaga Kane reportage. Médinatoul Salam xumboon na lool ba mu nekkee ci digg ndënd ay junniy taalibe
fu ne la ñuy jógee pour fekke si bés bi nga xamante ni bés bu am solo la ci dundu Cantakun yi. mbir yaa ngi door ci suba gi ñu jàng ay kaamil yu baree bari jàngkati xasaayit tamit daanaka dañoo yendoo di jàng ay xasaayit bi timis bi jotee amaloon nañu benn ndogu bu am solo ci cofeel muy këru soxna Ayda buffet bi yanj na yanj goo xamante ni yéem nañu baree bari ci mbir yi am na méchoui boo xamante ni ab giléem bu ni ñum la ñu teg lépp lu nit mën a jëfandikoo mu nga fa woon fruits yi ak yi ni mel bari lool lu waay bëgg rek mu nga fa ca guddi gi cant gaa ngi amee ca kër soxna Bambi ñi nga xamante ni ñoo doon waxtaan Serigne Saliou la Serigne Boubacar Konaté soxna Batoor ak soxna Adja fecc yi ak woy yi da doon gunge seen waxtaan yi soxna Ayda nag bi mu agsee rek moom daal dee dukkat tuuti taalibe yi daal dee bég ñii di yuxu ñii di tàccu kilifa yi nga xamante ne nii ñoo fa teewoon bari woon nañu lool ñoom it rate wuñu fet bile ak yi nga xamante ne nii bari wuñu li ñuy gis soxna Ayda wane nañu seen mbégte ci fecc moo xamante ne ni dañ ko def ci ba cant bi tàmbali ba muy jeex bi cant bi jeexee nag taalibe yi jox nañu addiyee soxna Ayda bu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróomi million ñu teg si ñetti camion frigorifique. Mountaga jërëjëf ju waxtaanee comme bu leen ko junjee ci ndorteel xabaar ak maçon yi waxtu wi nag nekk métier bu tar liggéey bu tar li ñuy jànkonteel la ñuy def ko waxtu wi ndax weeru koor wi ñoom nag donte métti na waaye terewul ñu ngi ànd ak moom di woor ndax bokk na ci li nga xamante ni kon ponk la loolu lépp nag nekk mbir moo xamante ni donte jafe na ñu ngi ciy wéyal waaye nag nee nañu lu mu métti gàttal nañu waxtu wi ngir rek tamit ndog mu leen fekk seen biir kër ñu ànd ci leeral ak reportage bu Ami Diouf. waxtu dog jotagul ba tey jant bi tiim leen ci chantier bi nekk ci cité kër góor gi ouvrier yi nekk ci liggéey bi Ametou Wassali mooy ki nga xam ne mooy jaxase béton bi ak suuf si bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom li nga xam ne moo di jom ak ngëm-ngëm rek mooy tax ñu mën a def liggéey bi ni mu waree. liggéey yi moom ay yombul quoi yi liggéey manœuvre moom wax dëgg yàlla yombul quoi courage rek la courage rek yëpp xam na lu yombul manœuvre yombul quoi et puis liggéey bi amul avenir quoi mais jamono bi xam nga yombul yaa ngi liggéey pour nga am dara quoi nga jógee sa famille wala yëpp muy toog di la xaar. ba tey ci benn mbedd mi ñu gis beneen chantier fii nag dañu fekk ki nga xam ne moo di Abdou Khadre Diagne mu doon ab maçon boo xam ne pare na bay wàcc mu ñuy xamal lu liggéey bi métti taxul seen heure yi changé ci weeru koor bi. d'accord ñu ngi koy seere waaw dina métti mais lu suñ borom santaane la lu suñ borom santaane boo koy dund doo yëg métti gi pensé wul je pense que 8 heures la ñu jox si des fois nag bu ñu wàccee fii dañoo am problème yu ñibbi ñu fekk fi keneen kuy wuyoo ci turu Mbay Fay moom nag mu ñu roog ko xaw a yàkkamti mu ñuy xamal ne il faut que ñu am lekk bu baax ngir rek mën a amal seen liggéey bi ni mu waree. tout le temps ñoo ngi ci liggéey bi daanaka dimanche lañ doon ut luñu dul liggéey dimanche nañ dog lu xaw a diis moom comme lu mel ni sandis def ko ba mu diis xam nga maçon moom day lekk moom fokk mu lekk mu xaw a diis moom sinon liggéey bi baax ci mu dund daal. ngir mën a am lu ñu def ci seen gafa ouvrier yi boole woor ak liggéey bu métti bi te terewul lu liggéey bi métti yenn saay ñuy am jafe-jafe ngir jot ci seen xaalis. Ami Diouf jërëjëf yegg nañu mbokk yi ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca ngeen ba jolle diggante Ukraine ak Russie ma ngay bëgg indi fitna gu rëy ci réewum Sénégal bés bi la journée kérosène man carburant ci roppalaan yi amatul ci réew mi te ni ki ëllëg ci àllarba gi lu toll ci fukki fan ak juróom yoo xam ne dinañ ko toog te waa aéroport international Blaise Diagne nee nañu amuñu benn carburant boo xam ne dinañ ko jox bépp roppalaan bu diggee bitim réew dikk fii ci réew mi te bu jëlul ay matuwaayam du ñibbi yëglekaay groupe immédiat bi ne bu weesoo loolu nag leneen ngi waral ñàkkum kérosène bi ci Sénégal ndax ñaar fukk ak juróom-ñeenti milliards sunu koppar la état bu Sénégal amee fournisseurs yi
gars yi nag ne sonn nañu tay nañu faw ñu fayal seen bor bi lu ko mooy carburant dootul amati ci réew Sénégal yëgle kaay bi ne li nag lu ñu seeroon muy ñëw la ndax benn weer ngi gaa ngi artu ko yëglu ci kanam askanu Sénégal gépp waaye joxuñu leen nopp dañ leen tànkamlu léegi nag mbiri ne këtt na jonn roppalaan yi moom dootuñu dem dootuñu dikk lépp ay tagga témba ci réew mi même bu dee AIBD nee nañu nag ay mesures yu am solo jël nañ ko ngir toog di xaar carburant yu bañ a gën a mën a yàgg Le Quotidien ne kérosène fii ak àllarba gi ñu dëgmal ci Sénégal dootul am ci réew mi te nag dinañu toog fukki fan ak juróom yoo xam ne roppalaan dootul dem dootul dikk Vox Populi ne paralysie totale mu am ci wàllu dem beeg dikk bi ci réew mi ndax waa SMK yi nee nañu nag amatuñu benn carburant bu ñu jox benn roppalaan ngir mu naw ci jaww ji moo tax ñu ne roppalaan buy ñëwante ci réew mi na jël matuwaayam duy ba fees dell lu ko mooy ci réew mi lay des yëglekaay bi ne musiba gi nag foo ko natt rek weesu na ko maa la ko wax de Les Échos nii bu weesoo guerre ba jolli diggante Ukraine ak Russie njëgu pétrole bee tàmbale yokku ci réew mi looloo waral fukki fan ak juróom yoo xam ne dinañu toog carburant du am ci Sénégal Le Témoin ne dem beeg dëkk bi ci jaww ji nag waxtu wi gàllankooru dëgg nag la nekk looloo tax banque de Corée sunu yaakaar yëpp ñu ngi ko teg ci kaw njiitu réew mi Macky Sall ndax situation bi réew mi nekkee moom rek lañ ci yaakaar ak relation yi nga xam ne amee na ko ak bitim réew yëglekaay bi ne réew mi kay waxtu wi ci kaw total la nekk te roppalaan yi daju suuf moo ko waral ndax njeexintal yu rëy la am ci koom-koomu réew mi yëglekaay bi ne Birahim Seck Forum Civil nee nag ñàkk carburant moom tàmbali na xaadim ci réew mi ba tax muy dankaafu député yi ci péncum ndaw réewum Sénégal Walfadjri ne élection législative yi ci Sénégal du seddu mukk ci l'opposition bu Sénégal ndax yëglekaay bi nee na Macky Sall njiitu réew mi ak waa Benno Bokk Yaakaar génne nañu koppari ndax malati koppari moom tàmbali na jàbbaajoo nga ci réewum Sénégal La Tribune ne njiitu réew mi Macky Sall ma ngay ëttala ko yëngal gësam l'opposition bu Sénégal ginnaaw opération foqate bu mu samp ci réewum Sénégal yëglekaay bi ne Ibrahima Kaba bu coalition Wallu Sénégal nekk maire bu Kotiari fekk ji na njiitu réew mi Macky Sall Amadou Ba bu coalition Yewwi nekk maire bu Balla fekk ji na njiitu réew mi Macky Sall Dambey Ba bu Yewwi Askan Wi nekk maire bu Njébel fekk ji na njiitu réew mi Macky Sall laas ne gën ne koy waxtu wi juróom-ñetti maire yi nekkoon ci l'opposition bu Sénégal ñoom ñëpp jël nañu seen bagage ak seenu dëbës def fekk Macky Sall ci coalition Benno Bokk Yaakaar bés bi la journée maire bu Wakam di Aziz Gueye moom tam nee na waaw ndax danga fekk ji Macky Sall njiitu réew mi ci coalition Benno Bokk Yaakaar ndaxte moom waa ji nee na Macky Sall njiitu réew mi ñaari yoon gi bu koy dalal ngir ñu waxtaane seen ànd ci coalition Benno Bokk Yaakaar laas ne Macky Sall kay njiitu réew mi mu ngi bëgg a rey l'opposition bu Sénégal ginnaaw opération foqati gu mu samp ci réew mi ndax yëglekaay bi nee na doo toog bés te di ko benn maire bu l'opposition bu fàqee ci géew l'opposition bu Sénégal fekk ji Macky Sall ci Benno Bokk Yaakaar ay dem mbóot ci vox bi ne doxalinu Macky Sall bi njiitu réew mi nag lu ñaaw la te ñëpp ko ñaawlu gaynde ak bawol gi ci vox bi ne donte nag am nañ maire yu dem fekk ji Macky Sall ci coalition Benno Bokk Yaakaar terewul nag conseil yi ba tey nag ñu ngi ak ñoom waa Yewwi Askan Wi ndax ñoom lu milliards yi bëri ak Macky Sall lépp lu mu ko jaral terewul ñu ngi des seen ngor des ci coalition bi ndax lakk nañu booban ko ne duñu jaay seen ngor ay dëmbooj ne leer nañu bir nañu ni élection législative yi dina ci dunga Macky Sall mu tëddal boppam ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu noppee rek lijjanti élection présidentielle yi vox bi ne Guy Marius Sagna samp na ndëm ci élection législative yi ñu dëgmal ndaxte nee na candidat Pastef la ci candidature yi Yewwi ca Ziguinchor moom Guy Marius Sagna ne ñaar fukki at gi maa ngi koy xeex réewum Sénégal ci mbedd mi te jot na nag léegi ma nekk lee ci péncu réew ma yëglekaay bi ne Guy Marius Sagna nag benn tànkam ma nga ci assemblée nationale l'info ne Cheikh Omar Anne na ci ko l'opposition bu Sénégal ndaxte nee na gaay ci sos ak wax lu dul dëgg rek la ñu nekkee moom maire bu jub yamu ca ndaxte ci ndaje boo xam ne amoon nañu ko fu la fësal seen bëgg-bëgg ñoom waa Podor ne nag la ñu bëgg mooy am ndam lu rëy ci gànnaaru Sénégal Moussa Tine ci l'info yéenekaay ak Sud Quotidien ne l'opposition bu Sénégal bu dee bëgg nañu am ndam ci élection législative yi foofu ñu ànd ñoom ñëpp samp benn liste cote lu ko mooy nag mën nañu am jëli wu rëy ci kanam Macky Sall ci gaayam Alerte Quotidien ne jamono joojoo nag jigéen ñeeg ndaw ñi ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nee nañu affaire bi Abib Ndiang la te moom la ñu bëgg ñu samp ko ngir mu doon seen mbër ci élection législative yi ñu dëgmal ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar yëgle kaay bi ne lu ëpp ñaari fukk ak ñaari junniy pare ñoo ne Abib Ndiang mooy seen candidat ci élection yu dëgmal yëgle kaay bi ne fukk ak juróomi jigéen ak juróomi junniy góor ak ñaari junni ak juróomi téeméeri mag ñoom ñëpp nee nañu affaire Abib Ndiang la maanaam si ko gàttal ci élection législative yi ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñoom ñëpp nee nañu bu dul Abib Ndiang du kenn moom mi ñu bëgg mu doon seen mbër nee nag jëlal lépp teg ko ci kaw loxo njiitu réew mi Macky Sall suur soine mbir yaa ngay gën a takkarnaase ginnaaw déglu Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram ci kanamu doyen des juges yëgle kaay bi ne avocat Adji Sarr nag ñu ngay manœuvrer lu tar bëgg coow lu jeex ndaxte def nañu ay prélèvement vaginaux ci Adji Sarr ci hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff te ginnaaw prélèvement vaginaux yi nee nañu nag fekk nañ fa sperme waa lii tamit mbaa jàmm la yëgle kaay bi ne attention ndax ndox mu ñu fekk ci awra Adji Sarr xamuñu kan moo ko moom li am ba des nag mooy léegi fa ñu def test ADN te nag test ADN bi Ousmane Sonko ñi dal Pastef mën na ko bañ waaye nag bu ko bañee yëgle kaay bi ne mën na nëmal xalu askanu Sénégal gépp sour soi ne li gënoon doy waar ci mbir yi Adji Sarr nag nee na am na yeneen xale yu jigéen yoo xam ne da leen fas yéene tey maañoloo ci coow li joli diggam ak Ousmane Sonko ñi dal Pastef critique ne wér-gu-yaram gu nekk Sénégal ci grève total nag lu ñul jëm yëgle kaay bi ne waxtu wi nag paj bi moo gën a feebar ndax waxtu wi yaramu màggat la fo la day met critique ne doonte nag dugal nañu ay milliards la ñu def ci paj mi terewul tey la gën a nekk ci
jafe-jafe ci Sénégal li gën a doy waar ci mbiri yëglekaay bi ne diggante ministère bi ak fajkat yi ci réew mi ma ngay gën di xajam jëm kanam ñu dem ci L'As Quotidien yëglekaay bi ne fitna yi nemeeku na ci daara yi ma ngay gën a takkarnaase di gën a doy waar Libération ne ginnaaw coowal Astu Soxna ak lu mu doy waar am na beneen mbir boo xam ne moo ko gën a doy waar fopp Libération ne benn xale bu jigéen bu ñu naan Mariama Magi Jéeme moo wasin ñeenti doom ci l'hôpital régional bu Ziguinchor doom yi di faatu ci kanamam benn par benn muy xëy di ko nettali waa Libération yëglekaay bi ne moom xale bu jigéen bi daanaka bàyyiwul dara ak jafe-jafe yi nga xam ne daj na ko ci l'hôpital bi moom xale bu jigéen bi nee na ci l'hôpital régional bu Ziguinchor 9h ba 19h maanaam juróom-ñaari waxtu ci ngoon ñu ngi ko bàyyi ak boobam kenn dëkk wàllu ko kenn taxawu ko te sage-femme ya fa nekkoon nee na ñoom ñëpp seen téléphone la ñu nekkoon di WhatsApp waa lii tamit du neex de beneen docteur nee na bu mu amoon yaakaar nag docteur bi ne ko instant yi nii aw ma sa jot ndax damay dem xewlu ji yëglekaay bi ne ci ay bëtam la ñeenti doomam yëpp ñàkk seen bakkan benn par benn mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolu moo laf laaju xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yem rédaction bi jox leen dig daje xabaaru mbar a xëy 18h45 19h45 ñu waatal ko ci kàllaama tubaab 22h30 incha allah seen émission Iftar rendez-vous bi nga xam ne moom leen seen télévision ITV jagleel ngoon bu nekk wala bokk guddi gu nekk ngeen ci ànd ak Boubacar Diallo di ji Boubs ak imam Birame jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ndoog jàmm